mbokk yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fii sa aw tiis ca prison bu camp pénal benn détenu lan fekk mu ñàkk bakkanam ca cellule ban ko dencoon waa administration pénitentiaire bi njaboote googe kër firndeel faatu gi ne dinañ ci indi ay leeral nu yàggul dara ca jamono jooju moom ñu wax rek ca la xew ca Ndar géej ginnaaw ba géej ga di avancé wutali kër ga gouvernement bi yebal fa ndaw muy APIX ak jiite ñoom nag nemmeeku nañ ne lii buñ ca jógul mën naa jur jëye ba tax na rek moom Mountaga Sy ak ñam àndal fas ca yéene indi saafara ngir ñu mën a sauver boobee langue de barbarie dinañ del siwaat ba léegi ci yàqu-yàqu yi nga xamante ni tawab démb bi indi na ko ci yenn ci quartier ci Ndakaaru ak ca Ziguinchor askan wa ànd ceek jafe-jafe ca Ziguinchor moom ay jaan sax ñoom ñoo mujj rek génn ca boobee taw ak ñax ma ba tax na rek askan wi tiit ji sàkku ci kilifa yi ñu indi ci saafara jëwriñ ji dénk sax wàllu mbënn mi ma nga woon foofa ca Ziguinchor ca jamono jooju it ak taw bi tombe ak tabaski gi ñu koy waajal ba tax na rek jaaykatu xar yi ñoom yenn saa yi dañuy exposé seen xar yi ci taw bi taw boobu nag mën na leen jural ay laraange ñoom googee jur buñ sukkandikoo ci benn docteur ci wàllu vétérinaire sàkku ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy teefanke yi ñu gën a mën a aar yooye xar ci taw bi su ko defee dinañ musal ci yenn ci ay jàngoro. Afro Basket 2017 tey jii ci ngoon bu 20h45 jotee Sénégal dina football quart de finale moom ak waa Cameroun da ñaari équipe yi nag xamante ne bu baax ndax ñoom ñoo doon laale final bi weesu ci atum 2015 ba Sénégal fekkoon leen seen dëkk ñoom waa Cameroun duma leen jël coupe bi indi ko fii ci Sénégal bu ngeen taaxir loo ñu yaatal xibaar yi mbokk yi. mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar ñu tàmbale ko tiis wi ñu leen wax sànq di ab détenu buñ fekk mu faatu ci néegam ca camp pénal muy prison ba ni denc ñenn ci ay détenu fii Sénégal nekk ca Liberté 6 waa administration pénitentiaire dëggal nañ xibaar bi colonel Daouda Diop ak ñi ko jiite fas nañ ci yenn sax indi ay leeral ca na mu gën a gaawee dañ ci dellusiwaat su sunu xibaar yi ngoon yi bu mbir yi amee ay évolution ñi ñoom ña nga ca kaso ba di ñetti voyages privés yi fi bàyyi woon ay ujaaji waroon dem ca Màkka démb nag la leen àttekat bi daal di rek teg ci mandat de dépôt toppaleen mbiram njuuj njaaj association de malfaiteurs abus de confiance ak tamit yeneen ni escroquerie yu ni mel muy loo xamante ne daal ay tuumala yu gàllu seen kaw ci jamono jooju délégué général bi ñu dénk wàllu pèlerinage di professeur Abdou Aziz Kébé ma nga ca Màkka wante àdduna rek ci bàyyi gin fi bàyyi yenn ci ay ujaaj jàpp ni ñi def loolu ay tappale ki njuuj njaaj moo leen ci dugal ndax leeroon na leen ni mënuñoo dépassé quota bi ñu leen jox ajaratu Ngone Ngom ak alaaji tonto mag yu sunu ndaw foofa ca Màkka ñoom ñoo taataan ay kàddoom ñu déglu ko. dama ñëw fii évaluation wu aju daaw man ak sama ay collaborateur ma ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo représenté woon privé yi bi mu ñëwee ñu def évaluation ba pare ñuy def projection wu at mi ñu nekk saoudien yi ni ñu amoon ngeen 20% yoo xam ne dañ leen ko wàññiloon dañ ko wàññiloon àdduna bi yëpp mooy bi ñuy defaraat kaaba gi léegi dañ koy delloowaat da ngeen koy jël wala déet ma ni sama collaborateur yi ndax mun nañ ko jël ñu ne ma waaw ma wëlbatiku laaj voyagiste privé yi nga xam ne ñoom laa àndaloon ndax mën nañ ko jël ñu ne ma waaw ma signé contrat ak ministère du Hajj que ren Sénégal 12000 pèlerins lay yóbbu ñu ñëw Sénégal ñu dem conseil interministériel c'est le 9 mars 2017 monsieur le premier ministre présidé ko ñu def suñu rapport ba pare voyagiste privé yi daal di wax ni 2000 yu bees yooyu ma indaale pour ñu yokkal leen ko ñoom bëgguñu ko parce que attanuñu ko premier ministre ni ay la yoween comme ñoom la ñu ko indil te ñoom nee nañu attanuñu ko kon nañu ko delloo ma bind lettre ministère du Hajj wax leen ni leen gouvernement wu Sénégal 12000 yi mu waxoon ni moom lay yóbbu dafay bàyyi 2000 yi ñu yem ci li ñu yoroon daaw. que du ci 2000 yooyu la ñenn ñi doon dundee yaakaar xëy na jàpp ni dinañ leen dolli ba tax ñu jëfee nii. ñoom ñoo ni bëgguñu ko ba ñu delloo ko ba pare lu ñu ciy dundee yaakaar. ñu dem ca Ndar géej la leen sonal nag bokk na ca géej ga na mi avancé wutali kër ya rawatina langue de barbarie buñ ca waxul boobee quartier di Guet Ndar ak quartier nekk foofu yëpp doon raaf ca carte boobu Saint-Louis ba tax na rek gouvernement bi daal di fay yabal ay ndaw ci jiitalal directeur bu APIX yor wàllu travaux état bi moom Mountaga Sy nag gis na ni lii daal jëyee la buñ ci waxul ba tax na rek am na ay solution yoo xamante ne proposé na
si xalaatam nag dina tax ñu mën a daal di sauver langue de Barbarie ci boobee phénomène ñu àndi ceek sunu correspondant ca Ndar Géej di Ousseynou Diop Habib Seck. ginnaaw ba géej gi ñëwee ci li nga xamante ni mooy kër yi daaneel ci ay kër yu bare ubbi sax benn laaj gën a avancé jëm ci kër yi njiitu réew mi président de la république Macky Sall yónnee fi délégation ñoom nag bi ñëwee ci dëkk bi nee nañu li leen nekk na mbir moo xamante ni dañ ci war a taxaw na mu gën a gaawee ngir teggi askan wi coono yi ñuy dund. géej dafa nekk dëkkandoo ko xam ne mën nga ko jëriñoo mais dina am situation yoo xam ne aussi mën nga ci am lor. lor gi fi am tey mooy am nañu ay solution le président Macky Sall daf ñu jox ay instructions ndigal pour ñu ñëw en urgence ak état li mu am ci doole li mu am ci xam-xam li mu am ci ingénierie pour soulager les populations. duñ nelaw guddi am na ñoo xam ne ñi ngi ci école yi te loolu il faut que moom ñu mën cee trouver ay pexe yooyu nag dana am parce que même président ba mbir ma amee lu mu njëkk def mooy yónnee ay vivres génne enveloppe 10 millions ñu jox ko les sinistrés moom la ñu doon distribuer à raison de 50 000 francs par famille. nemmeeku bi directeur général bu APIX demoon na ca goxu Mbaaj ci Santhiaba Guet-Ndar ak Hydrobase mu ni plan bi nga xamante ni bu yees la solution yi ñu indi ay borom mi xam-xam ñoo koy jiite. am na ay initiative yi fi amoon initiative yooyu nag suñu tolloon naaw ci jéye yi am léegi il faut que ñu changer cadence bi moo tax ñu ngi ñëw fii di gunge monsieur le maire ci ndigalu président Macky Sall pour indi ay solution yu gaaw. géej gi di ñëw bu baax jëm ci kër yi nekk ci langue de Barbarie Ndar ngir ñu gën a soppi xar kanamam yeneen i pexe sax judd na fi. dinañ indi ay solution yoo xam ne des solutions définitives mooy tax ku fi ñëw ëllëg nga war a mën a ñee waa Guet Ndar war ñu inscrire leen ci wàllu modernité parce que fii su ma gisee gaal yi ma gis nii ci dex gi ma gis li ma gis ci géej gi fii économie réelle moo fi nekk. askan wi nekk ci diwaanu Ndar Géej ak visite bi nga xamante ni délégation bu njiitu réew mi amal na ko ñu ngay dundee yaakaar jàpp ni liggéey yi fan yi lay ñu jëm dina tàmbali ngir ñu mën a génn ci coono bi ñuy dund. bët Saalum réew mi moom ca Ziguinchor la leen sonal mooy taw yu bari yay wàcc ca diwaan ba tax na rek am na ay yàqu-yàqu yu mu fa def kër yu bari it inondé ba sax seeni borom daal di jaaxle quartier bi naan Kenya moom lu toll ci juróom-benni jaan yu mag lan gis rek ñu daal di génn ca ñax ma wutali kër ya faat nañ leen wante nag tere naa nelaw askan wi sàkku ci kilifa yi ñu indi ci saafara bal moo jur beneen loraange Boubacar Diassi Lamine Mandiang. ñu ngi wéy di dunduloo ay jafe-jafe askanu Ziguinchor rawatina ñi dëkk quartier Kenya. askan wi di nettali fii jafe-jafe yu muy jànkonteel. jafe-jafe mooy inondation 3 jours de pluie ñu ñaan autorité ñu ñëw gaaw ñoo génne ñu ci ndox. askan wi ni moom daal xam na li ko jural yi problème. situation bu métti la ñu ngi koy dund depuis 2004 ba tey. lan moo indi situation boobu ñun balaa tali bi 54 bi jàmm la ñu amoon fii ñun xamuñu woon inondation taw bi day taw mu pare rek ñu génne suñu siège yi toog suñu ëtt yi mais depuis 2004 buñ ko defaree ba tey jàmm boobu ñun amatuñ ko nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg. moo tax ñu ñaan ñu refaire pont bi pour ndox bi dem su demee ñu am jàmm du am inondation. ndox wi dafay faral di dugg ci ay paxi jaan yooyu di fekk si doomu aadama yi. danger bu mu am na fi ay reptiles. rey ñoom juróom. ñu dund ak jaan yi ci biir kër yi guddi ak bëccëg dem ba ci guddi rek rey nañ fi jaan waaw. askan wi ne ndoxu taw yi ñoo ngi walangaan bay ko ci ñeenti quartier fekk si leen fii si Kenya. ginnaaw Kenya boobu Ndakaaru it ginnaaw bi mu tawee ndoxam taw moom dafa jaxasoo ko mbalit mi ba tax na décor bi mu wane ci capital bi daal jekkulu dara muy Patte d'Oie jàpp Grand Yoff lu mel ni daal ay yoon amoon nay jafe-jafe ngir dawalkatu oto yi ak tamit ñiy dox ak seen tànk ngir am fu nu jaar Mohamed Diong ak Mohamed Dieng amal ci reportage. su nawet tàmbalee rek coono dikk rawatina ci weeru ut bi nga xam ne asamaan si dafay sotti bu baax fii ci Patte d'Oie ak Grand Yoff askan wi sonu nañu ak ndoxu taw bi taw bu rëy tax na tali yi fees caniveau yi fatt te dara fattu ko lu dul mbalit mu ñu siy sotti. dëkk bi la nit ñi war a respecté rek te respecté wuñ ko parce que canal yoo xam te ne ay mbalit ak café ak mbuus yeeg ku yor sam ñëw ba ci canal bi sotti loolu doo nga koy fatt du leneen ay gants laa waa kii Delta ñoo ma jox ay gants ak pelle ak râteau ak brouette bu commencé taw rek man damay ñëw commencé dindi ba ndox mi di ba mbalit mi di ëpp doole wala ndox mi taxaw. jaaykat yi moom situation bi métti na si ñoom bu baax tabaski baa ngi ñëw te yére yu ñuy jaay àndul ak salte mi. fii daal bu tawee moom
duñ fi mën a laal duñ fi mën a jaay duñ mën a def dara gisoo léegi sax lañ doog a laal nii ay 5 heures yooyu benn waaye bi booy ñëw fii daal di ubbi canal yi diñu ci dimbale yooyu di dindi mbuus yeeg salte bi pour kii bi mën a dem yooyu. waa Grand Yoff sax laay wax comme que ñoom moom canal yi ñun ñoo ciy jëriñu nañu respecté canal yi bañ a jël sa naan sa café ñëw sànni ci canal wala naan sa ndox ñëw sànni ci canal mbalit yi ñu jële ko ci canal bi canal du pour mbalit pour ndox la ngir yàlla ñun nañ ko respecté ñun waa Grand Yoff bu ñu respecté canal yi rek du ñu am benn problème ci nawet bi. mbënd mi du gulet ay at a ngi nii nawet su yegg si rek indaale coono. taw boobu nag mu tombeek jamono ji ñu waajalee tabaski xar yi ñu ngi leen exposé ci mbedd yi ci Ndakaaru bu tawee seen kaw nag mën na leen a jural ay loraange ñu bëri nag ci teefank yi xamuñ ko wante nag loolu daal ba tax na rek kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ dénk wàllu càmm gi te ñi ngi sàkku rek ci ñi nga xamante ni ñoom moom xar yooyu ñu gën leen a aar ci boobee taw ngir lépp luy jàngoro ñu mën ko faxas mu bana daal ci yooyee xar. Habib Faye ak Modou Diop ñoom ñoo ci def reportage. ay xar ci biir tànt yeneen yi noonu lañ leen bàyyee ci naaj bi muy taw seeni kaw li ni mel di jur léeg-léeg ay jafe-jafe yu jéggi dayoo. xar yi naaj bi du baax si ñoom quoi bu fekkee ne dañ yoroo si biir mbaaru kër yi boo leen génnee il faut nga tànt defal leen ñu am ker bu fekkee dafa yoroo si mbaar nga génnee ko defaloo ko tànt naaj bi da koy rësloo. mën na kandil yu bëri mën na ko jox ay tàpp mën na tax tamit boo xontee ngoon du nangoo du lekk bu suur quoi doom envie copp léegi ñun dañuy obligé suy taw dañuy taxaw te suñu bant bu ndox bi nekkee si base bi ñu jàmm mu wadd. mu nekk ak ay xar ya muy jaay dugg ci biir tàntam moom Ibou kaful benn yoon ngir génne koppar gu duun ngir aar jur gi. foog mu aar leen na xar yi fu ñu nekkoon ni maam si kër lañ nekkoon naaj du leen laal maam taw bi du leen kii te boo leen génnee fii ama fii moom boo ko baasul sinon taw bi bu tawee seen kaw da leen di wàccee léegi da leen di wàccee waaw maam da leen di jeexloo quoi. Iba moom la mu yor ci ay xar jéggi dayoo pexe moo di jël yi ca gën a yomb teg ko ci naaj wi. taw bi moom du leen def dara parce que mis ni nga quoi si mbedd li la yore woon quoi kartale xar la quoi xaju sant bi yëpp ñu wàññi yi génnee fii affaire yooyu yaa ma gën a xam ñu wàccee nii moo gën a mooy cher quoi xar yi mag laa yéege ci kaw wàccee yu ndaw yi suuf quoi. muy taw xar yi di lox ci biir ndox mi jaaykat yi ñoom seen xel xalaatul benn yoon ci jafe-jafe yu ñu mën a dund léeg-léeg sax ñu teg leen ci naaj bi ba mu leen di jural ay loraange. kii moom docteur la ci wàllu vétérinaire daal di xelal lekk borom xar yooyu ñu jéem leen a aar ci taw bi ak yenn saa it ci jant bi ngir yenn ci jàngoro bañ a dem ci yooyu xar xam leen ne gouvernement bi it jël na ay matukaay ngir xar yi nga xamante ñoom ñoo jóge bitim réew ñu noppal leen gën gaa bëri ñaari fan ngir rek ñu mën a nekk ci forme. Reportage Habib Faye, Modou Diop, commentaire bi lay makan. ci Médina Pikine wala feneen image bi lu ñu koy gis bëri na. ay xar yu ñu bàyyi ci suufu naaj bi wala sax ci taw bi mu di nag loo xamante ne nii mën na indi ay gàllankoor ci wérgu yaramu mala bi bu ñu sukkandikoo ci ñi seen xel màcc jëm ci wàll wi. coggal yi mais soo jëlee xar yi nga xam ne nag ñoo judd ci biir taax yi yooyu xar ñoom mën nañu am sensibilité ci naaj wi mën nañu am sensibilité aussi ci intempérie mel ni taw bi. yenn daral yi nekk ci wetu mbalit mi wala sax ndox yu salte yi. naka noonu poussière bi itam vétérinaire bi jàpp ne lu ni mel mën na indi ay doomu jàngoro ci nit ñi wala sax ci mala yi. feebar yi nga xam ne dafa am ci jur di dem ci nit vice versa dama joxoon sànq exemple tuberculose nga xam ni moom ak rage ñoo si gën a célèbre soo jëlee brucellose par exemple zoonose la boo xam ni ci affaire reproduction lay jaar am na yeneen feebar comme fièvre de la vallée du Rift. docteur Dame Sow jàpp ne mala yi dañ leen war a teg ci anam. yu mucc ayib. fexe léegi ba jur lépp lu bàyyi ma buy dund mu nekk aussi ci li tubaab di wax bien-être mu nekk ci condition yu baax nekk ci afiyaam jur kenn waru ko toroxal kenn waru ko dóor kenn waru ko gaañ da nga ko war a jox mu lekk ba suur waroo ko xiifal di ko toroxal. xoddeeku ca bala ngaa lakkale la ñuy faral di wax mala yi ñu war leen a nag jox cër bu am solo bu ñu sukkandikoo ci vétérinaire bi. ci Sénégal nag ngir gën a taxawu jur gi ci seen wàllu wérgu yaram nguur gi sax dafa daal di jël ndogal ne bépp gétt gu ñuy transporter ci dëkk ak dëkk bu ñu yegsee nañ leen bàyyi ñu noppalu ñaari fan.
jërëjëf Ibou Kane lu toll ci ñetti téeméeri junni doomu aadama bokk ci ñeent fukk ak ñaari junni njaboot naka boo sàggunul li nga xamante ne moom mooy xiif mi ngi leen di yoot loolu nag ñi ngi ko xamle mooy ñin dénk rek wàllu sécurité alimentaire nemmeeku ko ci juróom-benn département ci biir réew mi ca Thiès nag ban fa amalee ndaje lan na jël ci matukaay mooy fexe rek ba ndaw yi nekk ci yooyu diwaan ñu mën leen a financer su ko defee ñu yëngatu bu baax ci wàllu mbay mi la ca tukkee ci moomee mbay di meññeef ñu mën koo jëfandikoo ba mën a xeex xiif gi ñu ànd ceeg Cheikh Anta Diop say la teex lu toll ci ñeenti téeméeri junni ak ñaar fukk jëm ci ay kër ci ay njaboot jamono yi de ñi ngi ci jafe-jafe am dund gu doy mbir mi nag soxol juróom benn département yi nekk ci réew mi di xayma boo xamante ne nag ay expert comité technique national bu système d'alerte précoce ñoo ko génnee nekk fii ci diwaanu Thiès doon amalab lël secrétaire exécutif bu conseil national à la sécurité alimentaire. gox yooyu mooy maanaam Tambacounda ak Goudiri en termes de département mooy Bambey ak Malem Hodar mooy Matam ak Kanel mooy juróom benn département yi nga xamante ne zone rouge la loolu moo tax ñëpp déggoo ne faw ñu dugg ci dëkk bi gox-goxaan yi saytu li nga xamante ne moom moo am comme jafe-jafe ci mbirum dund suñ ko xamee ba pare ñu soog a xam naka la ñuy defee ngir saafara loolu. experts yooyu sax nee nañ ngir nag fexe ba yenn ci ay département yi nga xamante ni ñu ngi ci jafe-jafe daañu def seen kéemtalaay kàttan indi ay concept yu yees yoo xamante ni xiif dañu koy toxal fii ci réewum Sénégal. suñuy toog di joxe maanaam di jëli dund ci feneen di ko joxe dina am jamono joo xamante ne dootuñu am fu ñu koy jëlee parce que ñooñu tamit dañu am seen problème loolu moo tax dama ne faw ñu taxawal lu bees ci dëkk bi. moom la ñu tuddee nouveau terroir résilient maanaam ci gox-goxaan yi ñu xool fi nga xamante ne am nañ fa ndox xale yaa nga fa pare liggéey jigéen yaa nga fa bari pas-pas ñu dugal ci xaalis dugal ci ay stratégie yoo xamante ne dina tax ba lu ñuy lekk ñu ngi koy produire waay bay dundee loolu kay mun na nekk. service yu jóge ci bànqaas yu bëri ci nguur gi ak ay partenaires financiers dikk ñu ngi fii ci Thiès ci altine ba léegi ci ab lël boo xamante ne waxtaane nañ fi lépp loo xamante ne dinañ fexe nag ba manqué dund dootul amati fii ci réewum Sénégal. métier ma service d'hygiène buñ ci waxul nag mën naa tumuranke fii ci Sénégal li ko waral mooy ña cay yëngu ay mag lan wala dem retraite ki xam ne loolu mooy colonel Dieng Sarr mi leen jiite sàkku na nag ci kilifa yi ñu daal di rek renouveler personnel bi maanaam jël ay ndaw yoo xamante ni mën nañoo wuutu mag ñi bis bu ñu demee ca à la retraite loolu nag bëgg na it ñu teg ci li naan école de formation foo xamante ni fan lañ leen di tàggatee mi ngi yëkkati kàddu yi démb ban doon jox ay matériel waa service d'hygiène muy jumtukaay yoo xamante dana mën a tax ñu xeex ak calte geek gën a mën a yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram jëriñ ji dénk wàll woowu moo doon amal lu ni mel Aminata Mbaare Sow Mohamed Dieng. service national d'hygiène bu Sénégal di woote wàllu fii ak ñeenti at ñu gën a bëri ci ñoom daañu dem retraite te fi mu toll nii amaguñu ay ndaw yi leen mën a remplacer. au sortir gannaaw njaayum jaami ratio bi mi ngi tolloon ci benn boo jël rek ci ñeenti téeméer yi maanaam benn agent service d'hygiène lañ jagleeloon ñeenti junni doomi aadama waaye léegi nii li ñu gën a mën a gis mooy mbir mi dafa yokk ndax tamit benn agent la ñuy jagleel 25000 personnes xam nga loolu jéggi na dayoo te loolu itam gannaaw ba nga xamante ni te def nañ ab njàngat ci lu yàggul dara moo génne ci biir statistique yi li de un agent pour 25000. médecin colonel Dieng Sarr moo xam ne loolu le mu jàpp ni fi mu toll ni nguur gi dafa war a amal école de formation su ko defee ñu mën a tàggat ay ndaw ñu mën a jël relève bi. projet de texte boo xam ni mu ngi jëm si ñu créer benn école nationale de l'hygiène maanaam ce sera une école nationale dédiée au service national de l'hygiène pour former personnel bi te yaakaar nañu loolu tamit dina permettre ñu reprendre yenn xeetu formation yi notamment les recrutements en direct des sous-officiers de l'hygiène des officiers de l'hygiène etc. service national d'hygiène di jooytu leneen mooy manque de moyens ay oto ak personnel bu doy. dans une brigade où vous avez. ci benn brigade liñ fay mën a am jamono ji moo di ñaar jàpp ñett agent ci secteur bu ne waaye tamit ñoom benn moto dong la ñuy bokk xam nga loolu tamit jéggi na dayoo te day gën a mettil suñuy liggéey. jàppal ni tamit amuñu ay ndaamaar yoo xamante ni dinañu mën a xeetali la ko waral moo di mënuñu ko te amuñu doole bi. pas le faire il faut avoir des véhicules pour monter les appareils etc etc.
fi mu toll nii nee nañu ñu ngi amal ay waxtaan ak ministère de la santé et de l'action sociale su ko defee ñu jéem a tabaxaat texte yu régir seen corps de métier boobule waaye tamit ñu amal ay école de formation yoo xam ni ñu fay tàggat bu ñu génnee ay agent service d'hygiène la ñuy mën a doon. wàllu artisanat ci banlieue bi ñoom itam ay jafe-jafe bokk na ci rek ay barab yoo xamante ni mën nañ faa tàggat jànq ji ngir rek ñu gën a xarañ ci wàllu woowu rawatina nag ca Tivaouane Diacksao exemple la ci ki ñuy yëkkati yooyu nag mooy kilifa yéen dénk wàll wa ginnaaw rek ban doon amal sortie 20e promotion jëm ci soxna yi nga xamante ne leen tàggat ci ñaw ak yeneen xeetu jumtukaay directeur centre ba di Baba Mbaye moo ci àddu ci micro sunu correspondant Salif Sow ak Asmalik Diop. soxla daan muy terrain ndax école bi dañ koy fay ren ji la 20e promotion ñaar fukki promotion mooy génn ren xam nga loolu yàgg na mais ba léegi amaguñu place boo xam ne dañ ko moom dañu kii lii dañuy fay luyaas fii nekk ni sax waaw ñu ngi fay 150 000 luyaas waaw boole ko courant bi ak ndox mi yëpp xam nga loolu lu ñuy récolté ci xale yi sax bëriwul ndax participation la ñuy def bu ko defee nag bu ñu fayee ba pare daanaka du ñu dese lu bari te 3 mois vacances yi borom kër gi dañuy fayeeku lu ñuy def dara mais ñetti weer yëpp dañ koy fay luyaas bon nag bu ñu amoon terrain même muy 15 sur 10 sax fu ñu mën a def centre moom vraiment bëgg nañ ko ndax sonn nañ ci luyaas bi am na yoo xam ne dañu bëgg métier te mënuñoo am seen parents yi amul wala ñu ne yor benn laaw quoi muuma wala ñu handicapé quoi ñoom dañ leen di jël jàngal leen ba 3 ans yi passé te duñu fay dara quoi ñoo leen di jox fourniture di leen defal lépp ñoo leen koy defal saa bu ñu génnee ndax dañuy mën a ñëw compétition yi dinañu ma woo ndax fa la ñuy defee stage foo defee stage rek dañuy xam sa loxo. reportage yu bis bi ñu jagleel ko ñàkkum jën bi nemmeeku ca Matam nappkat yi nag ñu leen di woowee ay cubalo ñoo ko nemmeeku jàpp ni barrage yu Manantali bi lu jët njaag mooy njaag ndax rek moom mooy réguler lu jëm ci pression ba nga xamante ni mooy génn ca ndox moomu Ibrahima Camara moo ci amal reportage. cubalo yi di ay nappkat ci dexu Sénégal bi doon dundee lu dul dex bi di joytu jamono yi ñàkkum jën bi lëmbee dexu Sénégal bi fii ci diwaanu Matam. déjà nii ñu ngi nii di napp mais booy napp jën ñi ngi si tax bëriwul mais soo bëggee am jën du bëri da ngay napp ba sonn doo am dara lu tax loolu parce que ñu xam na est-ce que du affaire barrage bi barrage nag ba suñu ubbee affaire bi xaw ma grillage lañ ko def xaw ma lan. suñu ubbee nag ndox kese mooy ñëw fii ndox su ñëwee fii jën yu ndaw ngay am fii mais nag soo demee ba si biir da ngay découragé doo mën a sax napp. maa ngi wala lii te comme ça wala instant. waxtu wi dex bi da doon fees dell ak jën ci ay jamono waaye léegi xamuñu ndax barrage bi daam déet waaye daal jaaxal nañu. mais wala instant bi fondo burdo ay te maa ngi wala lii di mawut. juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukki kilomètre ak ñett dox ci diggante Matam ak Ndakaaru ñàkkum jën bi tax ñuy xaar ay jën yu yàgg ci glace bi di bàyyi ko Mbuur Ndar mbaa Ndakaaru te loolu sax doyu leen. te wane sax booy ni ko du woon problème Sénégal parce que. jën bi ñuy jóge ci yeneen dëkku taaxu Sénégal yi ñun bëgguñu ko ndaxte jën yu yàgg la. lan mooy ci pexe xanaa gouvernement yi ñu xool rek. lan la ñuy fekkee mun nañu am ay pexe ñu wutal ñu pexe comme ça ñu mun a napp mun a am jën mun a liggéey ci dex bi. lu toll ci junniy kilomètre carré yi nga xam ni dex bi sóobu na ko waroon na fexe ba ñi nga xam ne ñooy bagkat yi nekk ci peggu dexu Sénégal bi di ci profité wu ca beneen wet ga ñi nga xam ni ñooy sàmmkat yi ñoom it di joytu ne dex bi jamono ji amut jën boo xam ni war nañ ko mën a napp ngir mën koo jaay dund si mbaa dundal si seen i njaboot. jërëjëf sëñ Ibrahima Camara jóge Paris kon cuy ca Matam ngir amaloon ñu boobu reportage ñu dem ca Lomé foofu nag parlementaire yu CEDEAO ñoo fa amal ab lël ngir rek xool nee say def ba yokk seen xam-xam ci yenn phénomènes yu nemmeeku bokk na ci kaarange gi ci géej gi wante tamit mbiram terrorisme bi lëmbee àdduna bi loolu nag ab séminaire la boo xamante ni daal buñ ca jógee dina gën a mën a dooneel yooye député yu bàyyeekoo fu ci nekk ci réew yi bokk ci CEDEAO sunu envoyé spéciaux ca Lomé Ibrahima Diouf ak Mor Xarma. ci Lomé ci réewu Togo jamono ji ñuy waajal ndaje bi may parlementaire yi nekk ci CEDEAO ngir ñu gën a dooleel dogalu député yi parlement yi ak itam seen taxawaay tax na ba ñu ñëwaat ci dogal yi ñeenteelu législature parlement CEDEAO jël ci at yi weesu
bokk na ci li ci gën a ñor député yi CEDEAO yi plan régional d'investissement agricole mooy fexe ba wàllu mbay mi gën a ñoŋ fii ci Afrique sowu jant bi réew yépp am benn kàddu wàllu napp yi tam ak jafe-jafe yi ñu jànkonteel bokk na ci li si gën a fës lii di piraterie député yi jokkalante rek ngir xam ana ban taxawaay lañu ci am jàmm ak karange ci Afrique sowu jant rawatina li xew Mali ak Burkina Faso tax na ba député itam addu jëmale ci bépp lu aju ci wàllu karange fii ci Afrique sowu jant loole ñuy duppee terrorisme lu aju ci njaayu médicament yu baaxul yi tamit ak contrefaçon parlementaire yi dinañu jox seeni xalaat kilifa yi réew yi ngir ñu jàppale leen ci xeex li ni mel. immigration clandestine ak itam ñàkkum xëyu ndaw yi yitteel député yi ci espace CEDEAO parlementaire yi joxe nañ ci seen xalaat ni ñu war a doxale boobu la xeex njàng mi ak njàngale mi ci espace CEDEAO fexe tamit ba lépp luy diplôme ci réew yi ko bokk rek ñu mën ko méngale xalaat yooyu nag bu ñu boole ko tënk ko def ko ci ab kayit jébal ko commission CEDEAO su ko defee kilifay réew yi mën ci sukkandiku rek ngir am politique ba nga xamante ne daanaka ñoom ñëpp a koy bokk su ko defee ñu mën ko jëfandikoo ngir suqali Afrique sowu jant ci biir espace CEDEAO. ginnaaw Lomé dañuy dem ca Bamako foofu nag fa la ñuy amalee Afrobasket 2017 ci jigéen ñi tey ci ngoon bu 20h45 jotee Sénégal dina daje ak Cameroun ci quart de finale Pape Fara Ñing yow yaa fay sunu envoyé spécial yow ak Massaer Ndiaye ginnaaw bi ñu la nuyoo ndax mën ngaa dellusi rek ci waajtaay li. jërëjëf Serif Dia fay nañ la waajtaay bi luñ ci mën a wax rek mooy gaynde yu jigéen yi gannaaw ba ñu ñàkkee seen diggante ak ki nga xam ne moom moo nekk waa Nigéria première place bi ñoom nag dinañ jouer li nga xam ne moo nekk tey seen quart de finale 20h45 lay doon ci palais des sports Salamatu Maïga boobu jongante kon ni nga ko waxee mun na nekk retrouvaille entre kii di Sénégal ak Camerounais yi parce que ci 2015 ñoo daje woon finale Sénégal daf koy gagné biir dëkkam tey nag mu nar a nekk quart de finale boo xam ne bu neex tamit lay doon mun nañ wax Cameroun ci défaite la jóge moom it matcham bu mujj diggante ak Mali waaye Sénégal nag am na tuuti maanaam mun nañ ko jox faveur yi ci boobu lay jongante ndax moo nekk champion d'Afrique en titre te gis nañ ne keroog mu Nigéria la ñu basket naam ñenn ci joueurs yi mujjoon nañ leen bàyyi ci bitiñ toog xam naa suñu réussir li nga xam ne moo nekk seen tir yi naka noonu éviter quelques pertes de balles yi gannaaw enseignement yi ci coach bi di def dinañ war a mun a génn ci boobule jongante tey nag mooy bés bi nga xam ne ku ñu gagné nga ñibbi ku gagné daal di des suba ñu doog a sonk demi-finale Sénégal bu jugee ci jongante bi diggante Mozambique ak Angola ku ci gagné moom lay am demi-finale chéri bi mooy wàllu infirmerie gis nañ soxna Aïssatou Traoré barki démb xawoon na am jafe-jafe ban génn ko ndax tane na pour mën a ñëw ci match bi boo xoolee ni moom mooy scoreuse bi gën a am solo ci équipe bi. waaw loolu dëgg la ndax nag moom jogante bu ne dina dugal ñaar fukki poñ ak juróom yaakaar naa contre Nigéria sax bu ñu gañee li mu toll toog moom moo tax waaye nag moom gis nga dénk nañ ko sunu micro fekk ko ba ca vestiaire yi mu ne affaire yi garaawul noonu te quart de finale bi moom promettre na ñëpp dina daal di basket xëy na coach bi moo bëggoon jël ay risques rek continuer ko muy gaañu ndax match bi amul woon enjeu trop ci première place wala déet ndax rek ci ñi nga xam ne ñoom ngay am mais moom nee na incha allah ci quart de finale bi dina basket xam naa fii ak ngoon dinañ gën a am yu leer ñu xool ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seenee taxaw mais à part loolu surtout Tafa Gueye moo am na ci mbégte ndax nee na match contre Nigéria dafa bëggoon xool banc bi ci situation bu métti naka la ñuy taxawee te gis nañu banc bi répondre na kon day joxe rendez-vous ni ki tey 20h45 contre le Cameroun. voilà ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen ndam ñoom gayndey Sénégal yooyu ci quart de finale bi may fàttali ni kon Cameroun la ñuy daje ci bu 20h45 jotee comme Pape Fara ni nga ko waxee dinañ ci dellusiwaat ci yeneen i xibaar ponk bu mujj ci xibaar yi mbokk yi li gën a fës ci yenn kaay la ñu ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ndar géej ak géej ga fay randu wutali dëkk waaye l'observateur ci la xëy bi leen yéene kaay bi Mansour Faye mooy ministre hydraulique ak assainissement waaye démb ma nga woon ca dëkkam di Saint-Louis xooli géej ga ak na mu avancé ca Langue de Barbarie
bari askan waak coono ba mu leen jural lu mat ñaari téeméeri njaboot ak fukk di 210 familles avancées de la mer gi laal na leen ca ñooñe yéenekaay bi nee nañu juróom-ñaar fukki ak ñett mu di 73 ñoo nga ñu yóbbu dëkk leen ci école dot su ba nekk ca Ndar tuut téeméer ak fukki ak ñett di 213 ñu yóbbu leen ci école Cheikh Touré maire bu Saint-Louis di Mansour Faye l'Observateur nañu ba muy seeti démb Laura Foné yóbbul na leen enveloppe bu toll ci $2 millions ak genn wàll ngir ñu dimbandikoo ko mu fekk yeneen fukki millions yoo xam ne nguurug Sénégal joxe woon na ko ngir jàppale leen ko Mansour Faye tegal ci wàllu Observateur ne leen am na fukki milliards ak juróom yoo xam ne nguur gi boole na ko ci budget Sénégal bi ngir ay liggéey ca Langue de Barbarie jafe-jafe yu bari yi ñuy nemmeeku ci aji Màkka gi fii ci Sénégal journal Le Quotidien ma nga ca organisation aj bi dénk nañu ko ku nekk loxo yu nekk jaar na ca ay coppite ki yeesal ki misir yi dul jeex jël nañu ko ci waaye yéenekaay bi ne nañu loolee lépp terewul aji Màkka gu ñëw rek voyagiste privé yi wane ci seen bopp ba fi mu nekk ni ñoom voyagiste privé yi kenn mënul leen dara at mu ñëw rek ñu labaj aj ji sonal ujaaj ji bi ci mujj yéenekaay bi nañu ren la téeméeri ujaaj ak juróom fukk yu ay voyagiste privé waroon a yóbbu Makkatal Mukarram te ba léegi rombaguñu aéroport Léopold Sédar Senghor ñoom voyagiste privé yooyee sax Le Quotidien xamal nañu ne coow topp na leen ndax ña nga ca kaso ba démb la leen doyen des six dóor mandat dépôt ñu jël leen déposé ca kaso ba keneen ku nekk ci kaso te nekk ci yéenekaay yi moo di Assane Diouf Direct Info nañu ak ëllëgam moom Assane Diouf yàllaa ci des wenn sànni tàccoo ko dese woon sànni na ko te terewul mi ngi gën di jege expulsion maanaam ñu dajaleel koy bagaasam delloosi ko ci réew mi libération nañu jàpp ko tujaan jaana koy mujjee Assane Diouf suyee na perte na américains yi ñoo nga koy waajal di dajale ay dëbësama ki kalma ñangaanam ngir delloosi ko ci réewum Sénégal mu ñibbisi dañu ko bëgg a expulsé le témoin nañu Assane Diouf Penda Bak Ami Collé Dieng sexal nañ leen wellam tëj nañu seen gémmiñ waaye terewul am na yeneen saagakat yu jugati toppi tànki Assane Diouf a consort nekk ci internet bi di wax ju ñaaw ak di daggi saaga di teg ñooñee yéenekaay bi nañu ñetti nit lañu kenn ki Abdou Majib Dieng Diallo la tudd ki ci des Ndeye Abi Sis ñetteel bi benn xale bu jigéen la bu tuddee boppam Yaay Fall ñoom ñëpp ñoo ngi ci internet bi di daggi saaga ak wax ju ñaaw di teg mouvement Y'en a marre fa ñu jëm ak état bu Sénégal ndox du fa am bil wal fajri li ñu waxoon mu di dem ci cour de justice bu CEDEAO plainte fa nguurug Sénégal ndax li ñu joxul gaañi seen identité ba ñu mën a woote yéenekaay bi nee nañu mbir maa ngay avancé ne jot nañoo dajaleegum juróom-ñaari junniy signature enseignant chercheur bii di Moussa Diaw am na lu mu gis ci gouvernement Macky Sall Sud Quotidien nañu moom Moussa Diaw jàpp na ne gouvernement bi bu dellu si waatee ci wakaas yi mu nekk dana am ab remaniement boo xam ne dinañ ko def te bu boobaa gouvernement bi xeexkat dëgg la ñu fiy indi ngir waajal présidentielle yi 2019 yi professeur Moussa Diaw nañu te bu boobaa kii di Mahammed Ibn Abdallah Dionne premier ministre bu Sénégal manes na koo tëbal jëlee ko primature maanaam dootu doonati premier ministre yi nekk ci gouvernement bi dëkkee fa wax ju ñaaw ak giita ngaa sa kub defante ñoom ñëppit dañuy jóge ci gouvernement bi Moustapha Niasse mën naa mujj ci poste conseil spécial bu président Amadou Ba it manes na am njort mu des ca ministère économique finance Ali Ba di ab détenu bu faatu ca kaso bu camp pénal Walf Fadjri xëy nañu nittali lépp moom dem si yàlla Ali Ba juróom fukki at la amoon cosaanoo ca diwaanu Mbuur fukki at ak juróom la ñu ko tëjoon juróom-ñaari at yàlla jot a tëdd les éco nañu ak faatoom moom Ali Ba ñoo nga cee joxar bi baaraamu tuuma garde pénitentiaire yi ndax nee nañu dafa amee woon asthme kiris na ñaari yoon laata muy faatu. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beek télévision Futurs Médias fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di ñaanal àjjuma jàmm.